jërëjëf mbokk yi ñu ngi la ñoo nuyu di la ñoo sant di la ñoo gërëm bu baax a baax ci time bi nga xam ne moom ngeen jël rek jox ko rajo bi ñu ngi la ñoo bàyyiloo xel bu baax a baax ne réew daal dañ gëm ne il faut ñu pencoo ko suñ ko pencoowul rek dañ ko pàccoo te ñu ne yàlla musal ci réew mi nga xam ne dañ ko pàccoo ñu ngi waxtaan ak nag ki nga xam ne kooku mooy minister of defence fii ci réew mi mooy Sir Omar Faye Sir Omar Faye nag balaa moo doon nekk minister of defence mi ngi woon Jidda foofu la nekkoon ci diplomatic mission bi léegi mi ngi fii ci réew mi di serve as the minister of defence moom la ñoo waxtaanal fii ci biir kër gi sant ko gërëm ko bu baax a baax ci time bi nga xam ne moom la jël rek jox ko doomi Gambia pour rek ñu waxtaanee réew mi honorable minister news bi naka la ñëwee an lan mooy réaction bi ginnaaw bi nga xamee ne yëg nga ne président bi daal jël na la tànn na la pour nga nekk minister of defence. alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah news boobu day sant yàlla la gërëm yàlla sant ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne li yëngu yëpp moom moo ko yëngal gërëm suñu waajur yi waaye gërëm itam ki nga xam ne moo toog ba óoluma ase Gambien mu isima pour ma bokka ci liggéey bi noonu la news bi ñëwee ñu def ko sant yàlla gërëm suñuy mbokka gërëm suñuy waajur gërëm suñuy xarit gërëm suñ colleagues yi Gambians both in the Gambia and in the diaspora ñu ci bari nga xam ne dañ ma dimbale woon during very difficult times when I was ambassador in the United States waaye Gambian yi nga xam ne they trusted my character they trusted my ni ma mel ñoom ñëpp ñu support ma ñoo ñëpp tey maa ngi leen a wax ne jërëjëf and then I'll expect more support from them ne leen ñu ngi bugg a teg yëpp ci yoon bi news bi ñëwee am na ñu bari ñu ma ndokkale majority ñaanal nañ ma te maa ngi gërëm yàlla di ko sant di leen gërëm ñoom ñëpp. Of course, yow ñëw nga as the Minister of Defence, but indi nga bag of experience from the diplomatic field, from the military field as well. ñëw nekk Minister of Defence. ñaari combination yi what do you think it will do to the portfolio of Minister of Defence? Alhamdulillah, masha Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Àddina fi mu tollu léegi the defence policy dañ ko dee link with the foreign service policy. léegi you cannot do things on your own defense bi dafa ànd ak diplomacy am na place yoo xam ne sax in the United States or some places in the world di nga dégga diplomatic security waaye at the end of the day bottom line bi mooy li ma isi mooy experience in the diplomatic field and my background in security soo boolee yooyu moom mooy nekk li nga xam ne mooy develop suñ foreign policy ak suñ defense policy loolu mooy wane Gambia ban façon yi dëkk la war a nekk in partnership with the rest of the world. ñu ne nag Sir Omar Faye mooy Gambia's Minister of Defence kenn kuy dem high school or di dem university maybe bëgg naa dig into Sir Omar Faye kan mooy Gambia's Minister of Defence Sir Omar Faye xam nañ ne di 80s nga dugga ci army bi spend for a lot of time kan mooy Sir Omar Faye. alhamdulillah Cheikh Omar Faye ñu ngi ko tuddee maamam Cheikh Omar Faye bu mag kooku ñu ngi ko tuddee beneen maamaati maamam muy Cheikh Omar Foutiyu maa ngi juddoo 75 Dobson Street ci Afdaay suma waajur bu jigéen Aja Ramatulaay Tambeedu suma waajur bu góor Alaaji Tijaan Fay yal na leen yàlla yërëm te yërëm waajur yi jiitu yépp ñun foofu leen juddoo yaroo fa dem Winley Primary School jógee fa dem nañ Georgetown for a year dem Crab Island dem St. Augustine's High School through the help of a very good philanthropist Reverend Father Joseph Goff dimbale ma wan ma naka la ñoo amee caractère wan ma naka la ñoo riidee moo ma daan wax ne ma da ngaa jàng sa books yi ñu respect la ba pare yow very good at sports nga def sport ñu admire la so mu ne admiration and respect loolu mooy St. Augustine's ma jeexal fa 79 80 academic year teach Muslim high school benn 1 year jógee fa dem PU camp through benn tubaabu tudda Major Clive Lee moom moo ma gis ne ma Gambia amagut army de waaye yow soo dekkee ci army lu baax la xam naa boobu itam gis na potentiel bi ma dem Farafenni 1982 start ko fekk fa di Royal Engineers Training Team under Major Lee bi ma la wax ni ñoom yëfi construction lañ daan def am na suñ Gambien yi fa nekkoon suñ mag ñi ñoom Mood Njaay yal na ko yàlla yërëm mooy rakki Ndaw Njaay Colonel Ndaw Njaay ñoom Chris Davis Major Davis ñoom Momar Jaase
ñoomin Sajin Sow ñoom Kopul Sambu 210 Kopul Sedi Kan ñoom Arfang Sam ñoomin Anton Da Costa FRI Jammeh bi mujjee génn àddina nii mus naa commande foofu ñoom Major Taru Edu Gomez ñu bëri jaar nañ foofu as commanders bi ma fa jógee ñëw dépôt after nag ci laa dem Sandhurst loolu mooy basically suma background in 1984 laa dem at the Royal Military Academy as an officer cadet fekk fa ñaari Gambian Major Modou Gueye yal na ko yàlla yërëm ak suñ brother Maba Diop moom mu ngi fi ak man ñun ñetta ñooñu were the first 3 officer cadets yi demoon at the Royal Military Academy at Sandhurst between 1983 and 1984. Okay, Honorable Minister, ñëw nga in nag at a very tough time, to be really honest. Gambia ñu bëri gëm ne ci transition phase la. Yow as the Minister of Defence, would you agree with many ne réew la bi nga xam ne mi ngi go through transition? We are going through transition. It's not an opinion, it's a fact. Xam nga opinion ak facts dafa ute. Gambia had moved post Sir Dawda, July 22nd, 1994. I was at the Command and General Staff College in Fort Leavenworth, Kansas City. So man dama dem July ci la coup d'état bi am loolu mbir yàlla la ñu ngi sant yàlla ci loolu waaye Gambia nag dafa nekk ci ay jafe-jafe lu dem ci ñaar fukki at dara because doomu aadama moo mel noonu doomu aadama mutut doomu aadama am na problème yu bari yu moo am dañ nekk ci ay jafe-jafe loolu kay moom loo bugg a réew dégg moom nga wax ko léegi nag ñu ngi ci beneen fees yi jafe-jafe yooyu incha allah dañ bëgg mu jeex léegi ban fees a ñëw healing reconciliation reorganization restructuring repositioning so léegi réew mi dafa toll ci level boo xam ne waa réew mi dañ war a takk seen digga ñu move nag génn ci jaxasoo bi then Gambia will be at a fine place because learn nañ lots of lessons learn nañ lot of experience unless ñu bugg a nekk in defiant liñ jàng ba pare ñu jox ko gannaaw waaye yàlla jàngal nañu Sir Dawda Jawara yàlla jàngal nañu former président Jammeh léegi yàlla nag mu nañu the ball is in your court loolu mooy Gambia fi mu nekk. Honorable Minister, of course, you ñëpp agree ne transition la yow ñëw nga as a Minister of Defence a very important component ci defence mooy military bi ñëw nga boo ñëwee ndax gis nga ay problems within the military yu nga foog ne daal dañ ko war a fix and of course Gambia pour mu am a defence policy do you think ne dina war a jël lot of time? The good news mooy ñun comme que Gambia munta nekk in isolation we have partners ñoo xam ne ñu ngi ñu doon dimbale over the years waaye nag bi impasse bi amee ñoom ñëpp dañ taxaw be it waa réew mi from ECOWAS to AU to the UN and the entire world looked at Gambia. That shows that we are part of the global world. Jafe-jafe yi ñu am léegi nag as far as man suma area is concerned the Ministry of Defence is an oversight for the Gambia Armed Forces. So ñu am what they call the security sector reform and recommendation si am temps yi loolu nag moo amee mbir yi so ci loolu la ñoo nekk yes it's difficult times but it's doable. We have identified the problems, we've talked about them during my visit te the good news mooy nga am problème ba pare xam ko loolu you are halfway through solution su doon da nga am problème ba pare bañ ko nekk in denial loolu yan nañu ci yàlla musal because loolu it could be unethical waaye nit ku baax ki mooy nga gis wala doomi réew bu baax bi mooy nga gis ne man day am found wanting maa ngi am ay jafe-jafe nga toog waxtaan ko li arab yi di ooye mashora nga def mashora ngeen waxtaan and map out the way forward ci time boobu security sector bi foofu la tollu to implement the recommendations and to prepare to put in our defense policy and the strategic plans. Yep, they are already in place. You know, security advisor is here, Ambassador Baji. We have the Americans helping us. We have some of our Senegalese brothers. We have Nigerians. We have Ghanaians. We have people from the neighboring partners, ECOWAS, AU, at the UN level, UNDP, but then for the political will of President Barrow as Commander-in-Chief, and that's why MODEF changes here, so that we can implement
because mu ne moom jàmm la bugga ci réew mi ba pare he wants the armed forces to be stabilized. dëgg la am na lu ñu def waaye am na yu bëri yu des te yëpp Gambia mënuñ koo def di ko amuñ doole bi. We do not have the capacity. That's where our partners come in. loolu tax partners yi bugga ñoo gis ñu stabilize buñ nekk di xulooyante di xeexante dañoo ne ñii day ñoom amuñ luñ tal ñii leen ngi am problème ba pare ñoom ñu ngi xeex ci seen biir looloo tax we want to come together reconcile for the interest of the country. Yes, there are problems, but problem boo gis incha allahu if heads come together am na solutions ñu ngi ñaan yal nañu yàlla may solutions as a country. Honorable Minister, boo ñëwee ba léegi yàgg na yàggut yan façon problems nga identify especially ci military bi. No, dañoo am what they call regimentation. You have to look at the morale of the troops. You have to look at bi ma nekkee ci army bi boys nañ ma daan tooñee tur boobu. You have to look at what is called the esprit de corps. So these are the facts that army boo gis dafa war a am yii. These are the ingredients of the services. Not nga sol uniform rek liggéey wàcca. No, army is regimentation. Army is teamwork, patriotism, loyalty. Why over time army bi dem na the army is a big victim. Gambia man gisuma fii victime bu passé army bi. Victime bi soo compté 1 2 army bi foog mu nekk fa. They've been through some tough times. But now, as you said, we want to bring those lost glory. We have to regain the lost glory through the directives of Commander-in-Chief. He even said it today when we had a little meeting at our own levels. He wants to see the forces in a very good situation. He is going to be happy su gisee daal affaire yi gën a dox dëkkuwaay yi baax seen bagage yi baax ñoom tam ñu dal nekk ci jàmm loolu mooy éeneem te loolu Gambia amuñ capacité bi ko benn ministry of finance lañ am réew mi yëpp a ko soxla so foog ñu liggéey suñ partners yi ñoo xam ne over the years ñu ngi complement suñ efforts yi. As the Minister of Defence ñëw nga fekk fii the economic forces fii ci biir réew mi lan mooy sa general observations the Ministry of as the Minister of Defence economic presence together with the Gambian military or Gambian security relationship. Remember, I was the first company commander who took the troops to ECOMOG. Boobu ECOMOG la woon in 1990 when I was a major. Léegi ECOMIC la. So tur yee wecceeku mandate si itam daf dee change. Am na yoo xam ne peacekeeping la. Am na yoo xam ne peace enforcement la. Am na yoo xam ne maintenance. So dafa bari ay category. Let me tell you, I visited ECOMIC. They are very professional. I met Colonel Ndour, Senegalese colonel. We had a good chat. Man xam naa ñoom senior officers yi nekkoon because I've also exercised with the Senegalese army during the Confederation. Njambur 4, Njambur 5. So I know the setup. Waaye moom tam xam na ne xam naa setup bi. So he was very happy. We had a good chat. Ñu yóbbu ma seen headquarter bi. And they gave me a wonderful presentation to tell me ñoom luñ fee nekkee and how appreciative they are to contribute dara in a sister country like the Gambia. The deputy is Colonel Bello from Nigeria. These are senior officers who have been to the same colleges like our people have gone to. So they are here. They have good relationship with the forces. DG SIS is there with his team helping out. The Inspector General of Police, of course, under Interior Sonko, Honorable Sonko. You have the Immigration Department. You have Alhaji Mahmoud Diouf, the IGP. And you have all these sister services, all of them helping out with the Gambia Armed Forces. So ECOMIC is a friendly force. They're here to make sure that the mandate is respected. Make sure that suñ mbokki Gambian yi am nañ jàmm because they've decided what they want and they want to enforce that rule of law. Loolu mooy seen rôle fii. Honorable ñu break down ko in Wolof. Waaw léegi mooy ECOMIC bi ñoo fi ñëw pour gis ne jàmm am na ci seen dëkkandoor yi. Ndik ñoom ñu ngi jógee ci réew yi Sénégal, Ghana, Nigeria yooyu te dafa am benn mbootaay boo xam ne ñoom su dara xewee ci réew muy jàmm muy safaan ba dinañ fa yónni ay nit comme ñun niñ demee woon Liberia rek boobu saa Daawda moo ciyaawoon meeting bi fii at the Kairaba Beach Hotel moo ñoom Babangida ak yeneen président yi ñu form li tudda ECOMOG ñun ñu yónni ñu Liberia bi itam noonu la rek ñoom président Buhari ñoom Macky ak ñeneen ñi di excellences yi ñoo dajaloo bañ joxe mandate ñu defar ECOMIC kon ñu ngi fi ci jàmm ñu ngi dimbale suñ mbokki Gambian yi pour make sure ne dëkk bi am jàmm ñoom loolu rek a tax ñu nekk fi pour gis ne loi am na fi the rule of law bi
xaqi doom àddama ay wareefam ak ay yelleefam ñu sàmm ko waaye itam nit ñi tënku ci loi ndik fii du àlla fii ay réew la te réew loi moo ko doxal ñoom dañ fi am mandate suñ ni dimbalee bañ defar suñ kër rek la ko ñoom ñaanuñ yàlla pour nekk fi ba faaw waa doomi Gambia dinañ taxaw ñu defar suñu réew ñu protect suñu réew comme ni ñëpp di defee seen réew incha allah. ok honorable minister naka nga gisee nag maanaam relationship bi maanaam jokkalante bi between Gambia soldaar yi ak économique. waaw loolu dafa nekk loo xam ne ñoom ñu ngi cee gën a liggéey waaye seen top bi dañ dee am meeting général Kinte deputy CDS Dramé général Dramé ñoomin di brigadier Emo Cham army commander ak most of the senior officers they are collaborating of course with the sister services SIS immigration police. They have another level that they meet and discuss the situation of the country so that they can ensure that there is peace. Du yàgga xëj na di nga gis gars yi di def seen in fact ñu ngi koo def sax yenay nit ñi nañ ko gis yenay guddi they are on patrols. It's part of their mandate to patrol around to ensure the peace. So collaboration bi mu ngi gën a dox te every day ñu ngi seet naka la ñoo def pour gën koo yokka incha allah. Honorable Minister ñu ñëw nag ci something very important wax nga ko fi sa wane ne it's a fact ne Gambia mi ngi go through transition ak yu demee noonu ñu ne nag yow yaay Minister of Defence mu nekk very important bunta ci wàllum security ak yu demee noonu am na groupe bu ooyee seen bopp 3 years jot na ak yu demee noonu noo ko gisee and again soo amee looy wax ak gars yi ci yan bunta nga koo tënk. waaw dégg naa loolu comme ni ko ñëpp di déggee waaye xam nga ñu ngi ci démocratie ñu ngi ci ñaar fukki at ñaar yoo xam ne ñëpp dañ tënku woon am na ñoo xam ne sax pour wax problème la woon waaye léegi nag comme que is di new found démocratie am na ñoo xam ne ñu ngee wax sax waaye dañu war a jël nag responsibility bul am opportunité damaa wax rek lu ma neex ma wax déedéet loolu du démocratie ndik yaa ngee lor sa beneen moromi Gambian ñoom am nañ right pour ñi ne ñaari at wala ñetti at jot na wala joolu moom seen right la waaye daal seen opinions la maa ngi leen a fàttali ne nañ bàyyi xel ne Gambia dafa am constitution te àddina bi constitution boobu lañ xam Gambia boobu xamuñ 3 years jot na de waaye as Gambians président bi li mu bëgg a encourage mooy di rule of law soo bëggee def tey nga bëgg a def demonstration da ngaa dem ci police yi nga secure permit ñoom ñu secure la make sure ne nekkuloo di stop business yi ak trafic yi wala di lor yeneen Gambien yi nga xam ne ñoom gisuñ loolu ñoom tam foog nga jox leen seen cër soo ñooñu kay amuñ problème dañoo continuer ak autorités yi ñu waxtaan ak ñoom di dialogue ñu wax ne ñoom am nañ Gambien lañ lii lañ bëgg a def yépp luñ ko defee ñu def ko within the context of the law te buñ lor réew mi buñ taal fenn buñ tooñ kenn buñ gétteen kenn because suñ ko defee rek kon loi ñoom ñu ngee tooñ luwaa ñu ngee yàqal luwaa waaye man kay aw ma man Gambian la man li ma gis mooy man constitution yi Gambian laay toppa because su fekkee ne dama ne 3 years jot na Panderi ñoo ne 4 years jot na kii ñoo ne 2 years jot na kan laa cee toppa kon ma toppa constitution bi waaye again in the democratic dispensation ci réew miñ toll nii nga xam ne is the new found democracy nit ñi dafa mel ni dañ leen tënkoon ba tinki leen loolu jàmmala ci réew mi léegi nit a ngee génn di wax dara kenn du ñëw guddi jël la wala duñ ne kenn nit soo loolu sant yàlla la waaye ñu demee ci xel loolu rek laa leen a digal ñu def ndànk ñu dem xel lépp lu ñoo def ñu teg ko ci loi fa naa loolu moo gën a fair to the other citizens. Honorable Minister ci wax ak coow nag bëri na some believe ne am na ñi nga xam ne ñu ngi ci nguuri baro bi they on the fence ñeneen gëm ne daal ñeneen daal dañoo borandu o bàyyi xel bu baax o wàccaan ak yu demee noonu yow as the Minister of Defence mu nekk bunta bu am solo ci nguur ak nu moo demee ñu ne yow nag foo toll ci yooyu are you in 100% o ñeneen daal ñu ne some people they are not in 100% as Sir Omar Faye are you in 100%? I am in 100% as Minister of Defence of the Gambia. I'm supporting the mandate of President Barrow. moom laay jàppale di jàppale réew mi because réew mi ñoo ko jox mandate bi pour mu amee nguur gi bu juróomi at
kon man ma wax la wax yu leer man nekkuma ci fence nekkuma ci biti maa ngi ci biir di ko éene jàmm di éene réew mi jàmm di takka suma ndiga pour réew mi am jàmm loolu ma wax ko mu very clear. As a Gambian, I'm supporting the constitution and the mandate of the President of the Republic and Commander-in-Chief of the Armed Forces. Of course yow yaa Minister of Defence am na ñu bëri ñu nga xam ne xamoon nga leen liggéey nañ ci army bi liggéey nañ security apparatus bi léegi bàyyi nañ amaatuñ liggéey life bi ngi métti bu baax ak ñoom yow as the Minister of Defence ban angul nga bëgg a yóbbu ñooñu ak what do you think ne ci long term ñooñu réew mi loolu lañ leen war a defal. maa ngi sant yàlla bu baax man lum gàtta the executive of the Gambia Armed Forces Veteran Association ñooñu nga xam ne dañ register seen organisation bi dañ ubbi seen bank accounts ñeneen ñaa ngi Gambia ñeneen ñaa ngi diaspora bi lu dem ci junne nit ñeneen waaye liste bi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar register nañ loolu du yëfi caaxaan. Retired Captain Kambi nga xam ne he was one of my platoon commanders in Liberia nga mbiri yàlla moom moo jiite organisation boobu te comité bi ñëw nañ seet ci ñu kontaan lool biñ leen ubbilee buntay ñun dañ fi nekk pour empower nit ñi pour faciliter nekkuñ fi pour def dara lu dut utal nit ñi jàmm wax leen jàmm. Captain Kambi ñëw na moom moo ñoomin Nderi ñoomin Makam ñoom boys yu bari ñoom Keba Caam ak ñeneen ñoo xam ne sax man dañ ees ci man am na ci koo xam ne sax mu ne ma waa yow doo ma war a xam trop bi ko man gendarme laa njëkk a nekk waaye kontaan nañ ñooñu ñooy form the reserve department of the Ministry of Defence. We can use them in peacekeeping loolu na wàññi ñàkk gi suñ demee peacekeeping ñu fay leen su gan ñëwee mun nañoo nekk ay drivers VIP protection. Some of them who are very young and strong with the approval of the leadership they can even be engaged pour ñu am place yi nga xam ne yàlla may na leen ne seen xam-xam màcc na ci ñu dem liggéey soo kon loolu risaaf bu am njëriñ la loolu lu baax ci réew la réew yëpp am nañ ko te maa ngi ñaan yan na ko yàlla mutali bal ñooñu itam nekk ndimbal ci réew mi. waaw Gambia Armed Forces nag under the leadership of General Kinte noo ko gisee ak boo leen ñëwee ba léegi am ngeen meeting. I went with General Kinte is very professional moom yëf gi army xam na ko dem naa mit naa ko. General xam naa ko bu yàgg bi ma nekk di dem peacekeeping commander Liberia time boobu mu ngi jos ñëw yundum soo kon xamante nañ ñoom suñu rakka lañ waaye borom xam-xam lañ moom moo ñoom Dramé ak ñi ko dimbale yëpp visit naa leen ma gis professionalism visit naa leen I was very impressed with the way they put the show moom defal na ma loolu waaye after mu am some days pour am yu moo toppatoo ci yëfi family loolu ci yëfi army la bokka ku am time off foog mu jël time off. maa ngi leen doon tooñ sax ma ne leen Nigerian si ñoo daan wax ne soldier man go soldier man come but barrack no dey move the barrack remain loolu mooy aada bi soldat demal fu la neex ñëwal fu la neex camp bi du musa yëngatu mu ngi fa. It's about the institution it's not about individual. He is very good mu ngi moomo gaayam itam député bi Dramé. I knew all of these people decades ago welcome nañ ma. The quarter guard biñ ma tegal was exceptional. British Army sax du mën a beat standard boobu I can tell you the boys were good. ma dem ñu teg ñu brief ma ñu yokkalante ay xalaat ñu waxtaan soo jàmm rek a nekk suñ diggante ñoom itam dañ bëgg a dajaloo realize ne amoon nañ ay jafe-jafe but for the interest of national security and patriotism ak interest of Gambia we have to move forward ci stage boobu lañ nekk te maa ngi sant yàlla ne ñun ñëpp ñu ngi fexe bokk benn xel bokk xol pour liggéeyal suñu réew. waaw of course security sector reform bi ñun ñëpp dañ gëm ne it's a reality ba pare lu war a happen la do you think ne mi ngi move at a fast pace? It is moving very well. I'm not sure whether it's moving at a fast pace but let me tell you all the groundwork has been set. mu ngi mel ni nga ne woon building la tey foundation bi pare na léegi teg block rek éeg man suma assessment loolu nag that's where we need all our heads together ñu restore the regimentation restore the body li nga xam ne mooy the rudiments of a real army. The Gambian army is respected all over the world. So demee UN peacekeeping sooñ ko wax Gambia daf de twin tour daf de nekk ci kaw ECOWAS AU yooyu yëpp dañu respect Gambia. Am na lu tuddi sax lu ma leen tooñee ma ne leen Dogo Ñaaro benn Nigerian general bu tuddoon Josia Nimiel Dogo Ñaaro he was a lieutenant general moom moo replace ku tuddoon
Lieutenant General Arnold Quino Buffalo Soldier kooku moo ubbi Liberia waaye biñ ko ceeñee ici Dogoñaaro man suma boy yi compagnie bi ñoo ko doon gaar ma withdraw leen after 1 hour mu yónnee ma direct order ne ma I want you to bring back these Gambian soldiers to protect me mu ne du jël benn dëkk Gambia laa jël loolu dafa wane leen li ma la wax nii lu leer la di guys are good liñ dese nag léegi président bi xolam ak xelam mu ngi fa pour seet lan la leen a defal so that ñu mun a compliment seen dëkkuwaay yi ak yeneen yi nga xam ne seen xàq ak yelleef la waaye comme ni ma la ko waxee ñun suñ ministre bi rek mënu koo àndu bi ko yooyu bagage yi am yi dafa cher so suñ partners yi ñu ngee wooga ñoom closely lépp loo xam ne government bi mun nañ ko def dinañ ko def waaye also they'll work with their partners li ma laa wax daal mooy ne the intention is there the political will is there and inshallah with the support of all Gambians we are moving forward. Honorable Minister nag of recent ci weekend bi gis nañ some of your pictures maanaam ñu ne daal Honorable Minister of Defence mi ngi am wër Banjul di campagnal ki nga xam ne mooy président bi Honorable Minister loolu naka la fa demee. waaw maa ngi laa yëgal ne déedéet man loolu du suma liggéey wër di campagne no am Minister of Defence xam nga lu ma doon def I was educating my family and suñ surrounding ñi nekk Dobson Fayen ñi dee ñëw xadara ak jigéen ñi nga xam ne ñu ngi lebalante xaalis pour jéem a def business to better themselves ñoom laa doon advice ne leen security is to talk to your family first yow nga njëkk a am jàmm ci sa kër nga njëkk a am kaaraange ci sa néeg yaa sa jabar nga ñëw sa njaboot ci saal bi nga ñëw ci mbedd mi security ñenn ñi liñ ko foog tu loolu nekk ci mbedd yi téye fetel yooyu bokk na ci security waaye ñun security biñ bugg a def nga xam ne président bi loolu la sanction mooy ñu waxtaan ak njaboot gi soo li nga ma gis noonu suma kër maam laa nekkoon xëy na ñeneen ñi sax gis nañ nataal yi xamuñ fu ma dëkka foofu mooy kër Cheikh Omar Faye 74 75 Dobson Street fa lañ dee tase ajjuma Imam Muntaxa di def ay xadara di ñaan nit ñi di ñëw di ut xam-xam imaam di leen éduquer ci yu bari moom laa fekkee nag man itam ma béy ci suma waar ne leen soo leen toggee dinañ la jëndante ci seen biir bala ngeen a dem ci àll bi di jënda dëkk yu bari loolu lañ dee def ku feebar ut leen clinique ngeen dimbale ko mu faju soo yii laa doon sensitise waaye comme que doomu aada yi may ñoom sooy fecc ci ndox sax ñu ne yaa ngi maa pundal am na ñoo xam ne liñ yàkkamti rek problème am bañ wax waaye nañ moytu di wax loo xam ne amul loolu su dee jullit nga o christian loo mun a doon moytu ko bi ko loolu Bible nangu ko alxuraan bi nangu ko fi ma daanelee sax mooy ma fàttali leen li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne nit ki bul ko bañ ba waxal ko loo xam ne defu ko waaye mu ne bul ko bugg itam ba eggal ko ci level boo xam ne eggu fa beneen bi itam dafa ne soo leen xamut na ngeen laajte fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun waaye nit ñi nañ toppa di teachings of kilifa yi balaa ngaa wax ne maa ngi def lii find outal lu ma doon def foofu xëy na ñeneen ñi sax xamuñu woon ne foofu laa dëkk wala dañ gis nataal yi social media rek ñu jom to conclusion so kon du ma sori ci loolu li ma advice gars yi rek mooy lépp looy wax rek bul mislead youth si daal bul mislead Gambian si waxal dëgg rek su nit defee lu wrong mu wax ne lii la waaye man as a Gambian before ma dugga ci nguur foofu laa juddoo yaroo fa gannaaw nguur gi su jeexee incha allah foofu laay dellu soo foofu suma makkaan la te buñ fàtte xale yi buñ bàyyi tradition si buñ bàyyi suñ culture yi bi ko nit doo mun a bàyyi sa aada yooyu suñ diine la ak suñ aada foog ñu respect ko luñ foog ne jàng ne itam jàng baax na lool waaye bul fàtte sa cosaan jërëjëf boy. Honorable Minister, on Friday as well dem nga ci office yi BCC maanaam office yi Rohey Malick Lowe but before that yow yore Banjulian ñëw nga Banjul what's your general assessment of Banjul as a city? Banjul mu ngi woon ci lëndëm ngoo xam ne mu ngi woon ci pax boo xam ne ñu ngi sant yàlla ak yonent ba bu baax gërëm waajur yi ñu ngi gërëm président bi nga xam ne itam dafa ñëw rek xelam daj Banjul mu ne dëgg Banjul condition la moom fa la yaroo fa la defee lu bari moom xam ne yëpp comme lim ma wax rek yàgg naa laa xam bu yàgg du tey moom ñun ñëpp a nekk soo li moo def Banjul lu rafet la te maa ngi gis ñëpp dañ ci war a téye nit ku ñëw ne la sangul sa taar la bugga so all Banjulians Banjul mooy di capital of Gambia yàlla def na ko ba pare kon ñëpp dañ ci war a téye ñu make sure ne suñ capital bi suñ demee ba pare ko suñ fa isee nit xëy na duñ ñëw waaye duñu rus so kon man gis naa Banjul
ci stage bi mu nekk maa ngi ñaan honorable minister of works ak municipality bi everybody is trying to do their best waa Banjul itam ñu taxaw make sure ne liitas yi mbalit yi yii yëpp ñu ngi réglé su neexee yàlla su sa kanamee ñu ñaan yàlla am dëkk boo xam ne capital boo xam ne lu mu bon dina nekk fu set ak fu foo xam ne ku fa ñëw itam di nga nekk ci jàmm fo naa boobu mooy first question beneen bi dem nga Friday ci office yi Rohey Malick Lowe. Rohey Malick Lowe suñ sista la waajuram Alaaji Malick Lowe mus naa nekk meyo ci Banjul moomoo suñ waajur yi dañ amoon ay relationship am na leen ci suñ kilifa maamam yi ñoom Pa Baboucarr Wadda ñi nga xam ne am nañ some sort of relationship muy caameen yi muy njaageen yi muy fayen yi muy ñi santa Loo suma xarit ba suma mag aji Fatou Malick Loo suma jarbaat ñoom Adam Sarr so njaboot gi dafa yàgga biñ jullee juma Imam Muntaha xutba jiite juma ji biñ fa jógee ma ne ko maa ngi jaar pour nuyu officially su ma bëggee dara naa wax permanent secretary bi ak staff bi ñu arrange an official visit waaye comme que man Banjul la te ba fa Samba Fall di nekk dama ne wax ne su ma egsee ci dëkk bi foog ma report to the mayor's office pour ñu xam ne maa ngi fa ci spirit boobu rek laa ko defee ne suma jigéen la Gambian la moom la nit ñi votal mu nekk foofu foog ma wan ko respect te moom tam xam na loolu apprécier na ko loolu rek a ma fa yóbbu woon foog naa ne suma rôle du woon leneen gannaaw ajuma kenn amul lu mu wax lu dut nga pare dem sa kër ak say njaboot ma jaar fa rek pour nuyu ko loolu rek la woon. ñu ñëw nag ci something very important as well yow yaay minister of defence ak yu demee noonu ñu ne nag security ak kaaraange weesu na rek li nga xam ne loolu mooy bunti soldat bi police beeg yeneen sister forces yi ñoom itamit security policy bi or defence policy bi si yan area la leen capture. No, it's a general security scenario. You have what they call the policies and the structures and lots of other documentation yoo xam ne mooy nekka the reforms of the institution bi mooy the security sector reform gars yi ñoo jàppale ni yëpp bañ appoint security advisor yëpp ambassadeur Badji pour loolu la process boobu daanaka pare na ñu ngi ci implementation stage bi pour seet kaaraanga réew mi pour seet réew mi naka lañ koo aaree waaye suñ génnee Gambie itam naka la ñoo liggéeyee ak yeneen réew yi pour aar suñ tunda bi aar Sénégambia aar ECOWAS ba mu dem so du yëfi an looy def in isolation mbiri nit ñi bokk la waaye security bi ci nit ñi la war a commencer community policing bi nga gis dara sa gox yow paa nga call benn number at the joint operation center ne leen man moto yi ma gis fii moto yi daal man xameewu ma leen fii QRF bi patrol bi 5-10 minutes mu jóg seeti waa réew mi lu mu wax am nañ itam ay police stations around am nañ ay patrols around ñi leen ngi sol uniforme ñi sol uniforme am nañ ay CCTV so pa security bi dafa ëmba loo xam ne lu rëy la te loolu nag Gambien yi ñoo ci war a jiitu pour ñu sensitise leen pour ñu communiquer nañ protect kenn réew mi daal ñun ñoo ko war a njëkk aaral suñ boppa am luñ bañ suñ maam yàlla nekk ay gor nekk ay liggéeykat xale yi jàng am xam-xam am caractère ndax ñu préparer réew mi bi ko réew mi seen réew la ñu bari ci ñun ay at fii liñ bëgg a ñaan mooy ñu jeexala sago jàmm xale yi fii seen réew la te nit doo am réew nag yàq ko kër bukki lëndëm na waaye fa la bukki dëkka waaye nag réew mi am na opportunities yu bari yoo xam ne xale yi within a few years they can be in good opportunities ñu nekk ci jàmm duñ demati di soxlaal kenn ci biti ñoom seen taraanga na nekk fii comme yow ni ngaa def nii di liggéey ñuy laa fay nga def sa journalism ñeneen ñi itam ñi def computers ñi leen ngi liggéey ci school si di young leaders yi American embassy bi ñu ngi leen a yóbbu America ñuy bokk ak yeneen xale yi di Mandela so a lot is going on and we want the young people to benefit but yooyu yëpp ci kaaraange la without peace you cannot do all those things pa ñëw nga nag fekke nga réew bi nga xam ne civilian population bi ñu nekkee seen boor security population bi ñu nekkee seen boor lan mooy sa assessment wala sa jàngat security bi ak nit ñi seen relations because sometimes nga dégg yu doy waar from the people towards the security. It all's part of the healing
problème yi ñu am mooy dégg gi de gis nga bul seet fa nga daanu seetal fa nga fa kattaloo suñ problème over the years is a collective responsibility for the last 20 years umput kenn xam nañ jafe-jafe yi ñu fi am jafe-jafe yooyu is a collective responsibility why there is what now they call this community policing the Inspector General of Police Interior Minister gaa yëpp SIS yaa ngi gis mu ngi reach out even biñ demee Maka nii sax di DG SIS ñëw dem seeti ujaaj yëpp dafa am yoo xam ne du daan am we are trying to reassure in the British Army that's what they used to call the hearts and minds there is also what is called military civil relations yooyu yëpp ay bunta yoo xam ne la at the Ministry of Defence with the Ministry of Interior and the sister services ñu ngee door nag di collaborate ak the local population from Banjul to Koina to reassure the population that this is your armed forces say seeni doom ñoo nekk fii tey ñu ngi sol uniforme bi suñ paree dañoo dellu kër dimbale leen yéen leen la fay taxpayers leen la fay so duñ enemies jafe-jafe yi amoon rek waaye these are very good sons and daughters of the Gambia. Of course, Honorable Minister, ñu ne nag ndax expect nañ pour nekk fi ak economic ba next elections or after security bi naka la nekk di woogee towards reinstalling Gambians ñu take full control of internal security ak yu demee noonu. te Gambia musu ñoo ñàkk dara benn tey ñoo nekk control economic day ñëw rek di complement soo demee on the ground you will see infantry Gambian companies protecting this the territorial integrity of the Gambia, be it in Lamin Koto, be it in Basse, be it in Farafenye, be it in Kudang, be it in Bara. You know, they are sons and daughters of the Gambia. Boobu kenn du la ko defal yaa ko defal sa bopp économique nag dafa am lu taxoon ñu ñëw fi because they were almost crisis looloo tax ñu dugga te dëkk yi ñu am yëpp looloo tax so it's a reality munuñ koo bañ we are part of ECOWAS ñu gis ne ñii dañ soxla ndimbal ñoom ñu isi fi ay soldats di leen fay réew yi dajale seen xaalis di leen fay amal leen seen yëpp ñooñu nag ñaanuloo yàlla ñu nekk fi ba faw ñoom sax ñaanuñ ko yàlla dañoo ñaan yàlla ñu gis ne Gambia dellu na ci juboowaat nekk benn as one family ñoom tam ndànka they will do their withdrawal strategies ba bañoo demee to tell the commander in chief ne ko and ECOWAS presidents ne leen li ngeen ñu santoon def nañ ko léegi the Gambian armed forces have back to their roles and they are back on their feet. The commanders are on the ground. The soldiers know their roles. They are patriotic Gambians. ñu nag ñu ngaa delluwaat ñi dellu Nigeria ñi dellu Sénégal ñi dellu Gambia inshallah in the future loolu moo dee am te bii du óor nekk in exception. Of course yow nag wóor nga àdduna gis nga lot of security forces compared to the Gambian security average Gambian security personnel how good are our boys? Am na loo xam ne maa ngi ko ñaan Gambia so unfortunate ne ñoom ñiñ fogee Gambian army bi du noonu de dañ nekkoon ci jafe-jafe rek ji nga boy yi foo leen teg ci wall bi ñu perform billahi wallahi I've seen them in action and they are in Darfur they are in South Sudan boy yaa ngi fu nekk ñu ngee def peacekeeping te fuñ dem xam nga Liberia lan lañ tuddee woon boys the heartbreakers young Gambian soldiers very professional very clean ba pare baax so waa dëkk ba yëpp dañ daan dem ci Gambian contingent ñu leen a dimbale loolu mbaax bu yàlla may Gambian la so I am telling you tey an ragaluma pour teg Gambian army bi anywhere wallahi xanaa ñu defa good training ñu train leen waaye boys yi they've been to one of the best colleges in the world ndongoy am na ñu nekk Sandhurst ñi leen nga West Point in the United States ñi leen nga Fort Benning infantry officers basic course ñi leen nga Fort Bragg ñi leen nga Fort Gordon ñi leen nga Fort Knox hey let us honor our guys they've done a lot of course they came into some difficulties doomu aadama dañ run into problem waaye I am happy to put this Gambian army anywhere and I can assure you kenn du leen dóor they're good we have to be proud of what we've got suñ leen joxee more support insha allahu del beewa xam ne Gambian dinañ ëlbate ko waat ñu ne suñ armed forces bañ xamoon mu ngi nii we have restored and regained that lost glory inshallah. You're not Minister of Defense. Somewhere, somehow, along the line, Gambians, they are not used to this ministry. Pour mu am ministre ak yu demee noonu. Yow sa liggéey lan la ëmb. Suma liggéey mooy man maa am daanaka di seet
armed forces bi ndax ñu ngi am bagage yi ñu war a am ndax xam-xam bi ñu war a am ñu ngi koo am ndax fi ñu war a dem ñu ngi faa dem ndax seen xàqa ak seen elleef ak seen i wareef yëpp ñu ngi nekk under the commander under the commander in chief waaye commander in chief bi daf ko def now through the Ministry of Defence dañoo am ay departments the reserve department mu ngi fa communication department mu ngi fa the civil military life so yooyu daal we are an oversight of the Gambia Armed Forces ñun ñoo seeni warugaay seeni warugal ak seeni xàqa ak seeni yeleef seeni dëkkuwaay seen capabilities seen equipment seen roles Ministry of Defence under the directive of the commander-in-chief loolu mooy liggéeyam yes it's new that's why we will do everything possible to sensitize Gambians because seen xàq la pour ñu xam ko it's a new ministry yàgg na fi nag waaye daf daan nekk under a president bii nag président bi daf ko jël mu séparate ko bi ko mu ne dafa bugga ñu bàyyil ko xel armed forces bi pour lu ñu war a am ak lu ñu war a mel ñu mel ko looloo ko gën a convince pour mu taxawal an independent minister of defence. Honorable Minister, thank you very much. Sister time be jël 41 minutes of your time, and we know that you are very busy. You run a very very difficult ministry. Thank you very much. Ci time bi su fekkee ne am nga loo war a dénku doomi Gambia, especially ñi nga xam ne ñooy the cream of the country mooy ndaw yi ci lan la moo nekk. And again, wàllum internal security because somewhere somehow alongside sooy dox o su fekkee ne yaa ngi bàyyi xel di nga dégg news. Jam nañ fi nit te nañ fi nangu nañ ak yooyu noonu yëpp ndax yéen a ngi koo factu yooyu yëpp ñu ngi koo waxtaanee incha allah ñun tam ci gétta gi lañ bokka waaw li leen okka moo ñu uri bugguñ suñ waa réew président bi mu ne public safety dafa bugga nit ñi am jàmm moom su dee moom rek la mu ne moom jàmm rek la bugga man itam day jàmm te xam naa yow itam jàmm te Gambien yi ñu ci ëppa ñëpp jàmm lañ bugga waaye difficulty yi la ñoo jéem a work with the people pour ñu solve ko together because armed forces bi amul numbers yi pour mun a nekk fu nekk ci àddina bi daf dee am community policing daf dee am civil military relations ñoo xam ne ñun ñoo population bi waa problème yi xam nañ ko because ñun tam ci dëkk bi lañ ne comme li ma la wax di honorable minister of interior inspector general of police the generals at the armed forces suñ économique yi ñoo dimbale fii SIS immigration we know the problems we are trying to also tackle them pour wan waa réew mi ne nañ fonka loi waa réew mi nañ fonka di laws xale yu ndaw yi youth si kuñ gis muy yàq seen réew nañ ko report to the authority buñ toog di seetaan ñeneen jógee feneen ñëw di yàq seen réew ñoom ñu toog rek ci koona yi naan ataaya noppal non les affaires xam nga Gambien bi dafa jàmbur ci lu bari boo ne leen ñu jóg ñu takka suñ digga nañ jël ownership let us take ownership of this country especially the younger generation bu leen kenn mislead seen dëkka la ñun def nañ most of our time ñoom seen time la defaguñ dara we should encourage them ñoom itam ñun juumte yiñ def ñoom buñ ko def loolu tax ñun ñu sonna ci mistakes yiñ def pax yiñ fakatalu ñun xale yi bugguñ ñu jaar fa dañ bugga ñu nekk ak ñoo xam ne they can compete around the world for them Gambian ma jox la benn example if you go to the Islamic Development Bank in Jeddah Gambian yu fa nekk ñu ngi doon def benn restructure laaluñ kenn because of the comportment and professionalism of Gambia soo demee UN soo demee IMF soo demee World Bank African Development Bank even UNDP fii we have our Gambians yoo xam ne they are competent Gambians are generally good people léegi nag xale yi buñ nangu ñu mislead leen nañ fonka seen aada respect kilifa yi fonk seen cosaan ba pare jàng ut xam-xam ba nga xam ne they can compete to be the leaders of this country they can also be part of the globalized world and Gambia mun a egg ci level boo xam ne ñun ñëpp foofu lañ ko éenee incha allah. Honorable Minister, thank you very much. We're very pleased ne jox nga ñu sa time pour waxtaan ak doomi Gambia. Thank you very much. jërëjëf Pa loolu lu war la taxpayers yi ñoo ñu jox job bi taxpayers yi ñooy fay yëpp léeg-léeg dañ war a toog ñoom suñu amee question ñu ñëw laaj ñu wala ñun tam suñu waxtu mais ñu ñëw du ñun rek yeneen members yi cabinet bi ak ñoom yéen di DPPR di press officer di government spokesperson ñoom Sankare ñoom honorable kii Silla ñoo ñëpp ñu ngi waxa wool bi because ñooñu sax ñoo gën a am point bi nga xam ne ñoom ñooy amee kàddu réew mi ñun nag périodically dinañ ñëw rek because comme que nit ñi dañ bëgg pour ñu leeralal leen suñu soxlee rek léeg-léeg lu ñu am question suñ ñu toog waxtaan ko ba baa ñëpp
xam ne fii mooy direction bi ñun ñëpp ñu ànd ci jàmm yal na jàmm yàgg ci réew mi yàlla defal ñu sutura defal ko umma bi yëpp